di tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim di ñaan yàlla daanale ci alhamdulilahi rabbil alamin di tàmbale delloo njëkkal sunu borom mi nga xam ni moom dong xéewal bu waay am moom dong moo la ko may di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci biir loolu ñu ñëw ci li nga xam ni tey moom lañ ñu woo muy temu avortement ñu naa ko pour ak ñiy xeex fii ci Sénégal pour ñu légaliser avortement médicalisé waaw donc tey nit balaa ngaa wax ci dara wala ngay xeex ci dara wala ngay xeexal dara li gën mooy delluwaat xool lan mooy cosaanam fan la jóge ak ja nga xam ni ñoo la ci jiitu ba xeexal ko ba appliquer ko lan la leen jural bu fekkee lépp gis nga ni leer na te jàmm rek la bu boobaa dagan na waxuma la nga xeex ko waaye ñépp ànd ci xeexle la ko waaye nag nit ki tamit na am honnêteté intellectuelle mu gëstu loola muy xeexal ba bu ci gisee safaan mu dëpp bu fekkee yeneen mobile nag làkkuwul ci suuf nga xam ni mënula dëpp dañ koo jël en otage wala mu dugal boppam ci situation otage wala njaam bu boobaa kon dootul libre kon mobile yi nga xam ni moo waral xeex bi mooy mbirum avortement lii dafa bëri ay ñi ko xeexal te ñi ko xeexaloon nit ku ci ne am na mobile yu divers donc premier bi nga xam ni foofu la ñuy commencer nga xam ni ñooy sunu ndey ca France waaw ñoom bokk na ci ñu njëkk a porter combat pour dagana avortement te bañ ko réussir ci la ñu fexe ñoom lu ñu réussir foofu rek dañ naan léegi par force comme ñun surtout àddina bi daal ñoom jàpp nañ ñoo ko moom ñoo ko américains yi kon ñi ci des dañ ko war a adopter par force moo waral ñuy wax ay Beijing ak Caire ak ay Maputo yooyu yëpp lu ñu yekke foofu la lañ fay signé fa lañ ko yekke waaye toggewuñ ko fa feneen lañ ko toggee ñëw indil leen ko bu ko defee ñu ratifié ko buñ ko ratifié taxaw ni kon loolu moo war a tiim sunu loi yëpp ba pare nag ay ñitu réew mi ay jullit ay sénégalais ay nit ñu ñuul ñooy jël nag léegi combat boobu porté ko ni par force lañ tubaab yi signaloo foofa dañ ko war a ñëw ratifié sunu dëkk ci kaw loi yi te tey jii am na loi yoo xam ne pourtant moo ko fi jiitu gën koo féete kaw mooy loi yi nga xam ne sunu borom moom la ñu sant donc yooyu defe naa moo tiim lépp moo tiim loi yëpp kon lépp lu ñu indi war nañ ko natt par rapport ak loolu waaye fan la jóge avortement médicalisé par exemple booy seet ci France mouvement français pour le planning familial ñoom ñoo ko njëkk a initié ñu ngi créé wu 1953 tuddoon jamono jooju la maternité heureuse après 1956 jëm 60 ci la ñu adopté seen nom tudd mouvement français pour le planning familial boobu ñu ngi doon xeexal lan planning familial mouvement français pour le planning familial ci ñi ko créé le fondateur yilifoon ko aussi moo ko dirigé woon muy docteur Pierre Simon bokk na ci njiitu franc-maçon yi foofu ci France ki nga xam ni moo doon adjoint di Simone If jigéen gi ñuy wax Simone If bokkul ak Simone Veil Simone If moo bindoon livre bi ñuy wax demain la société bisexualisée maanaam ëllëg pour àddina bi neex dafa war a doon société boo xam ne amul góor kii góor la kii jigéen la maanaam da nga war a mën a nekk góor nekk jigéen en même temps nekk jigéen nekk góor en même temps donc ñoom moo taxit ñoo puus ba après planning familial bañ ko réussir ci 1967 ak loi Neuwirth ndax booba ñu ngi jaar ci député yi ndax population bi booba dañu contre mbir mi bañ ko contrer di ko xeex parce que booba ñu ngi tuddee France la fille aînée de l'église ñu fonk lool seen diine chrétienne te seen diine chrétienne d'accord ci loolu ba ñu fexe population bi nag contre ko ci la ñu jaar dem ci li nga xam ni mooy député yi jaar foofu pour ñu voter ko imposer leen ko muy 1967 planning familial ñu demaat ba 1975
ñu muy avortement ñu légaliser ko ca France. léegi ñu avance ba mujj dugal parité ñoom ci seen bilan ñu ngi ciy bàkku naan ñoom ñoo dugal loolu yëpp ba ñuy feete seen 50 ans manqué liir ñuy bàkku waaye ñu ni bañ ci jógee ñoom ñoo dugal nii ñooy pousse mariage pour tous ba ñu dem ba nga xam ni góor ak góor ak jigéen dagan na ñu sëy ca France. waaye ñu ni ñoom seen objectif léegi ginnaaw ba ñu réussir yooyu yëpp bëgg koo tasaare ci àddina ñoom moom ca France seen objectif mooy la fin de l'ordre moral et de toutes les références religieuses sur terre. loolu mooy seen ñoom prochain objectif parce que nee nañu diine mooy seen principal noonu mooy seen principal blocage ci lépp loo xam ni bëgg nañ fa jëme àddina. ndax ci la nag ñu mel nii docteur Maurice Kaye nga xam ni ci ñoom la bokkoon ca franc-maçon yi la bokkoon nekkoon gynécologue moom mu nekkoon ca task force ba bi nga xam ñoo doon promouvoir pour ñu daganal avortement. moom ci boppam ni na def na lu mat presque 10 000 à 20 000 ni nañu waaw moom mu ni seen stratégie ni na bokk na ci moom dafa mujj tuub nag delluwaat ci diine chrétien am ndax ni na lii fexe yi ak complot yi ngay complot contre ce peuple complot ko contre loo xam ni say valeur diine la di tasaare loo xam ni li nga ci bëgg rek ñoom mooy la libération sexuelle le sexe libre nit ki nu mu bëgg na ko mën a def ci mbàllu njaalo ak mooy te bu mu am dara loo xam ni moo koy tere donte sax du mu tiitati naan ndax mbaa duma ci jëlee ëmb te bu demoon ba jële ci ëmbit planning bi doxul avortement bi mën a taxaw tamit ñu mën koo avorter loolu ñoom ñëpp dañ ko doon plaider waaye moom mu dem ba gis ni lii dëppootul ak ngëm-ngëmam te bu ci deewee du baax ci moom mu delluwaat léegi nag ba ñoom sax dañ ko doon menacer waaw ba mu delloo tuub di wax nag plan yu bon yi nga xam ni ñu ngi ko tëral yëpp jëmale ko ci askan wi ak ci àddina bi mu koy wax dañoo mujj ñoom di ko menacer de mort. moom docteur Maurice Kaye gynécologue la woon wax naa leen ko li nga xam ni na bokk na ci seen plan yi temps yooyu 10 000 avortements mooy am France waaye fi mu ne ñoom dañoo gonfler chiffre bi ni 200 000 avortements moo fay am 200 000 te ñoom ñu ngi woon ci 50 millions 50 millions d'habitants ci jamono jooju 50 millions 10 000 donc kay xanaa foo xam ni 15 millions la lu mu dee warul lu weesu 3000 wala 2500 contrairement ak li ñuy wax fii naan 50 000 avortements moo fi am gis nga donc ñoom segam France ñoom ñoo nekkoon 50 millions te 10 000 avortements moo fa amoon waaye nee nañu bokk na ci seen stratégie moom Maurice Kaye nee na dañ daan gonfler mbir mi nii 200 000 avortements moo fi am kon mbir mi foog ñu daganal ko parce que c'est trop. loolu bokk na seen stratégie di wax lu dul dëgg ci chiffres yi nee na dañ daan dem tamit bu temps yooyu 100 morts ñoo daan am ñoo daan dee ci avortement clandestin 100 morts avortement clandestin ci France mais nee na ñoom dañ daan wax 10 000 jigéen ñoo ci faatu par année loolu yëpp mu ngi koy wax di ko révéler ci seen caay-caay seen plan yi ak seen stratégie yi ñuy def. waaye ni na avortement bu njëkk avortement la tuddoon dañ daan xeexal avortement ba ci àgg ñu gis ni population bi turu avortement bi neexu leen te leen di heurter vraiment ànduñu ci ñu tudde ko IVG interruption volontaire de grossesse ba ci yàgg ñu tudde ko avortement médicalisé donc toujours ñu ngi jéem a seet loo xam ni moo gën a neex a dégg nit ñi pour ñu mën koo nangu waaye tamit ni na lobby yi ko def bokk na ci lobby loge yooyu dañuy seen iblis loge yoo xam ne ñoom dañoo jébbalu ci seytaane iblis Lucifer te des fois da leen di laaj deret gu bëri pour ñu tuur deret gu bëri bokk na ci charte yi muy laaj seen kilifa yi bu boobaa tamit avortement mbir la boo xam ni dëkk buñ ko daganal la fay xëpp ci deret dafay bëri lool bokk na kon ci seen yooyu spirituellement idéologiquement yi tax ñuy jàppale avortement
ñu jàppale ko foofu. waaye ñu ñëwaat ci li nga xam ni mooy Amérique ñoom it ñu defaat même propagande tasaare ba daganeel fa avortement. waaye bañ ko daganalee gis nga ki nga xam ni tamit moo génn comme Maurice Kaye fële am na ñu bari ñu génn fii parce que dañ gis dégâts yi mu jur. waaw vraiment ñu tëb nag mënatuñ ko supporter ñu bokkoon ci ñoom ci lobby ya ko doon daganal di ko xeexal waaye ñu mujj génn ñoom di xeex loolu nga xam ni mooy avortement pour ñu dakkal ko. bokk na ci Bernard Nathanson, docteur Bernard Nathanson. ñi na tey ba ñuy daganal avortement foofu ñi na moom jaare na ci am clinique am ay clinique am doon kilifa di gañe xaalis bu bari. donc ñu doon gonfler chiffres yi nag naan foofu tamit Amérique y a 1 million d'avortements loolu lañ daan wax pour nit ñi avortement clandestin pour nit ñi ci xam ni kon di war nañ ko gaaw légaliser ndax ñëpp a ngi koy def. waaye ni na temps yooyu 250 décès moo amoon sur 300 millions d'Américains 250 décès rek ñoo doon am ci avortement clandestin. waaye ñoom ba ñuy dañoo annoncé ni 10 000 femmes ñoo ciy gaañu par avortement clandestin. ni na résultat bi mooy première année bi rek clinique privée créé na clinique privée ci ko xam ni simple docteur nga woon nii créé clinique privée am 10 salles embauché 35 docteurs 85 infirmières 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mu ngi avorté. ndax nee nañu fépp foo xam ne dañu légaliser avortement ñu ni léegi dagan na ni na ça passe de 100% à 1500%. maanaam bu doon tey 1000 avortements clandestins ñooy am da ngay gis buñ ko légaliser 15000 avortements par an dina am. donc noonu lay passé parce que léegi dagan na ñëpp dañ ciy dem du rek ki nga xam ni dafa nii dama loru wala lii waaye képp koo xam ne sax yaa ngi seeg sa jëkkër te bëggoo ci am doom boo kiiwul da ngay dem avorter la. donc ni na hôpital yi mujj débordé. bu débordé nag fu ñu ko daganal li ci ëpp dañuy mujj ubbi ay clinique pour mu mën a jël nag nombre bi parce que nombre bi day bëri te ñooñ dañ ci am xaalis. donc am na ñoo xam xaalis utum xaalis moo leen ci dugal ndax yàkkamte nañ ñu daganal ko ba ñu ubbi seeni clinique. te ni na jamono jooju moom Bernard Nathanson ni na dañu financer médias yi bu baax ñu leen di jox ay plateau ñuy plaider avortement. waaw médias yi di leen ci jàppale ndax financement yi ñu leen jox pour ñu mën a daganal avortement ne bokkoon na ci seen stratégie. waaye xam nga tey ji bu lu tax Bernard Nathanson lim ciy gañe mu mujj dellu ci ginnaaw li tax mu dellu ci ginnaaw ni na dañoo tëb ba ci yàgg nouvelle technologie yi ñëw ay stéthoscope ay fibroscopie yooyu yëpp ba ñëwee mu ni nag dañu ni woon moins de 12 semaines bi ni nañu du ñit maanaam ki ngay rey di avorter ki ngay éliminer bébé boobu fœtus boobu ni na nekkagul ñit xaaral ma xool kii ñit la am déet. waaye ni na ba mu ko xoolee gis na ni ci période boobu ñuy wax naan nekkagul ñit mu ngi ko xool gis ni kii mu ngi saw mu ngi won mu ngi bouger mu ngi nelaw mu ngi sax yëngal ay xefam. mu ne nag man nag médecin assermenté la médecin assermenté ba may prêter serment c'était pour sauver des vies waaye prêter wu ma woon serment pour di rey ay ñuy dund. donc nag lii moom dama ci war a génn ci la commencé nag di xeex te xam ni lii rey nit la. pour def ko nag moom moo def documentaire boobu ñuy wax le cri silencieux. le cri silencieux documentaire daf ko yóbbu ba assemblée parlementaire ya ba teeloon avortement yëpp toog mu ne dama bëgg won leen avortement nu muy demee ngeen gisal seen bopp nit ñi kuy dund la. ci la jël ndaw si ñu dugal en direct gars yi di filmer ñu dugal ci biir bi stéthoscope bi muy filmer ñuy xool mu dugal pinsam yootu fœtus bi ki nga xam ni nee nañu
fœtus bi mooy bébé bi nekk ci biir bi ba mu ko yootoo mu gis mu daw tafu ca côté bële ndax bañ ko jàpp. nee na mu kar ko foofu yootuwaat ko mu daw côté bële ba mu ko yootoo ba jàpp ko ci pince bi ba naj ko nit na dafa ŋaa boobu mu ŋaa moo tax mel ni ko yuuxu ci lañu boobu loolu tax ñu tuddee kii bi documentaire bi le cri silencieux maanaam yuuxu bi nga xam ne kenn du ko dégg nit mënu koo dégg waaye ba mu ko jàppee ak pince bi mu daal di dugal aspirateur bi muucu ko ba mu ñëw mu moxoñe yax yi génne ca biti parlementaire yëpp di seetaan ba mu ko moxoñee génne yaram ba yëpp topp ca mu des bopp moo gën a dëgër bopp bi rek des ca biir mu dugal lu mel ni sonde ba mu dugalee lu mel ni sonde daal di exposé bopp bi ba mu exposé bopp bi mu éclaté mu dugalaat aspirateur bi génne donc ci lañu tëb parlementaire yeeg député yi voté woon loi ba yëpp commencé jooy yu méttee métti ci lañ xam ne ndeke ñoom loi bi ñu voté pour avortement médicalisé bii ndeke rey nit la crime la wala jaare ñuy xeex avortement di ko xeex ba fii mu toll ni état américain day xeex avortement subventionné tul avortement te mu ngi koy xeex lu mu mën ak population américaine yu bëri pour ñu dakkal avortement médicalisé. loolu kon gis nañ ni am na ci wàll goo xam ni business la ndax tey boo jël fu mel ni France nga xam ñu ngi ci 600,000 avortements par an 600,000 liir yu ñuy rey génne leen ci seen biir yaay ma xoññe leen sànni fee 600,000 yooyu moo waraloon sax làbbe ba Bataclan amee nga xam ni kenn àndul ci li nga xam ni mooy terrorisme ñu rey fa 130 personnes 130 innocents vraiment France yëpp di ko jooy ànd ceeg àddina bi làbbe ba ni leen waaw loolu metti na waaye làbbe ba ca France moo ni leen metti na waaye nag fii maa ngi leen di xamal ni 600,000 personnes ñu ngi leen di rey ay innocents muy xale yu ndaw yoo xam ni defuñu dara ñu ngi leen di rey muy par avortement loolu moo gën a garaaw looloo gën a metti ba ñu indi ko ci sax ay jafe-jafe ba jot ko folli ndax ci loolu dëgg goog nga xam ni waxoon na leen ko waaye tamit am na ci yeneen film yoo xam Eclipse de la raison yooyu yëpp di ko xeex avortement yoo xam ni ñoo xam ni tey tubaab yi ci boppam ñoo wëbatikuwaat di ko xeex ku mel ni Carol Evan nga xam ni infirmière la woon ni na mujj na moom ci boppam ci wàllu bañ daganale avortement mu jóge ci infirmière créé 5 cliniques waaw 5 cliniques tey jii booy seet 600,000 avortements bu dee 200,000 la bu ne rek comme foofu mel ni France day 120 milliards yoo xam ni nit ñi mën nañ koo gagné te 120 milliards yooyu hôpital yi mënu la dëkkul 600,000 avortements xanaa moom maximum 50,000 la ciy dëkk wala 15,000 li ci des yëpp ay clinique privée la nit ñi di créer ñi nga xam ñoo doon jàppale avortement pour li ci gagné léegi ba loolu weesoo ku mel ni Curtis Park ak Newton ñoom nee nañu dafa amoon numéro vert bu ñu lancé woon ci Amérique yëpp pour képp koo xam ni yaa ngi am jafe-jafe war a avorter ci ngay woo ñu dimbali la waaye nee na moom bokkoon na ci ñi nga xam ni ñoom bokkoon nañ ci ñi nga xam ñoo daan gérer numéro vert yooyu waaye li ñu leen formé woon mooy képp ku ci woote bu mu yàgg ba nga ni ko bul avorter waaw wax ji moom lu mu bëri lu mu gudd it ni ko rek yow moom foog nga avorter ndax loolu ci la xaalis bi koom-koom gi di duune nee na dañ leen formé woon ba formé leen sax ci nu ñuy jooyee ndeysaan jooy ànd kook ki nga xam ni xale bu ndaw bi leen woo wala ki nga xam daa bëgg avorter ñuy jooy di ko wane ni daal ñoo ko gën a bëgg sax seen ay propre waajuram pour lan lépp rek pour meeb ko pour yóbbu ko ci mu avorter donc loolu yëpp ay plan la ay système waaye am na bañ demee ba ci biir aussi li tax ñu bëri di ko xeex foofa te dëkk yi nga xam ni ñoo jot a dagana avortement mooy dégâts yi nga xam ni def na ko ci santé jigéen en général waaw dégâts yi nga xam ni def na ko ci seen santé dafa bëri lool ni nañu téeméeri jigéen yoo jël yu avorté
études yi ni nag 83% regretté nañu lu tax ñu avorté ndax jural na leen ay complications yu mag a mag ci seen santé maanaam téeméer yoo jël juróom-ñett fukk ak ñett ci jigéen ñi dañ defal avortement médicalisé rëccu nañ lu tax mu avorté ndax feebar yi mu leen jural complication kooku Sabine Favir ku ñëw Sabine Favir def na ci ay études yu bëree bëri wër ci hôpitaux àddina bi yëpp def ci enquête waaye lim ci jëlee doy na waar ku mel ni Florence Allard moo bind traumatisme post avortement kooku tamit di dénoncer loolu waaye tamit am na sax association bu ñuy wax 30 ans ça suffit fanweeri at doy na sëkk mooy ba ñu légaliser avortement ak ñoom ba ñuy créer seen association fanweeri at nee nañu ay dégâts dong ay musiba rek la jural société bi ñoom it ñoo bind le livre noir de l'avortement di ci wax musiba yi nga xam ni yëpp moom la avortement di jural jigéen ñi ci seen ak yëpp daal mais ba tot bu ñu mënti utiliser nag ak lu mu sophistiqué ak médecin bu ko mënti defit dina am musiba yoo xam ni da koy jur ba tax na sax tey boo demee ci Amérique da ngay gis docteur yoo xam ne ñu ngi leen tëj ci kaso bi ndax ñooñu avorté woon ñoo leen porter plainte te conséquences yi mu jur te li ci gën a graaw mooy boo légaliser avortement médecin bu ñu ne avorté kii te abort mu bañ bu boobaa dañ koy topp parce que pour entrave à la loi sur l'IVG te booy seet tey li professeurs yi reconnaître fii mooy avortement ki nga xam ni tey dafa nara loru dañ ko ëmbal par exemple mu am 9 ans wala mu am 13 ans xale bu ndaw dégg nga ñu xam ni bakkanam mu ngi ci xott kooku ni nañu laaj naa ko benn professeur bu mag mu ne ma mais kooku loi bi daganal na pour ñu avorter ko kooku ñii li ñuy xeex loolu buñ ko ci boole parce que loolu dagan na ba pare loi bi dafa ni ku benn collège de médecins ñoo koy attesté buñ ko attesté wane ni effectivement kii vraiment bakkanam mu ngi ci xott wala mën na ko jural problème yu rëy ci santeem bu accouché lii boobaa loi bi dañuy def rapport jox ko benn magistrat mu tamponné ko ñu avorté ko kookay kon matu la lim ci xeex bi ndax kooku loi bi nangu na ko kooku mooy interruption loolu la ñuy wax IVG avortement boobu mu ni du interruption sax volontaire de grossesse loolu interruption involontaire de grossesse la ndax ki nga xam muy avorté bu sañoon du avorté waaye nag santé moo ko mayul pour muy jur liir boobu loolu kon loi bi déjà réglé na ko kon kay xanaa ñi bëgg ñu légaliser avortement lu ñu la mënti wax xanaa bëgg jigéen ñi libre sexe libre sexualité libre liberté sexuelle nga xam ni nit ñi dañuy mën li ñuy tubaab bi di wax le libre droit de disposer de son corps comme on l'entend jigéen féministe yi nekk ca Europe loolu la ñuy wax xanaa loolu lañ bëgg tamit ñu am ko fii mooy jigéen mën di sëy fu mu ko neexee ak nu mu ko neexee te lu ko ci mënti fekkit mu mën koo éliminer continuer dundam te du am problème donc ci biir loolu moo waral tey Sabine Favir bind dégâts yi nga xam ni moom la avortement di jur ci hôpitaux yi avortement médicalisé ci santé jigéen nee na loolu mu ngi ko jëlee ci 112 publications yoo xam ay docteurs ñoo ko def ak 43 revues waaw ñeent fukki journal ak ñett yoo xam ni ay docteurs ñoo koy bind yu reconnaître ni avortement day jur ay problèmes yu bëri ci santé jigéen bi ko def nee nañu perforation oblitération de l'utérus dañuy wax utérus dina mu jaare fa bët loolu dina ko indi cancer de l'utérus et des ovaires canceru utérus dina ko jur stérilité maanaam nga jaare fa jaasir dootoo mën a am doom avortement médicalisé dina ko jur accouchement prématuré maanaam doom joo xam day ñëw fekk ba muy judd ci juróomi weer wala ñeenti weer mu génn loolu ku mës a avorté dina la faral di dal boo xasee ba mës a def avortement waaye ay enfant handicapé ay xale yu juddoog laago loolu xale ku jaar ci avortement médicalisé ñoom gis nañ ni foofu ci seen hôpitaux yi da lay faral di dal waaye grossesse extra-utérine maanaam xale bi
bu nee ci biir yaay ji fa mu war a ne mu génn ko nekk fa ca à côté loolu nga xam day mujj di jur ay mën na rey xale bi mën na cee faat ci biir yaay ji waaye tamit mën nañ obligé di opérer yaay ji pour régler loolu yooyu yëpp boo mësee avortement médicalisé dina la ko jural. cancer du sein loolu ni nañu ñetti 3 fois yow mi avorté am nga 3 fois plus de chance am cancer du sein que ki mësul avorté. inflammation pelvienne da koy jur kooku ci feebar jàngoro yi muy jural jigéen ñi la. implantation anormale du placenta waaw maanaam placenta bi fa mu waroon ni mu dem installé neneen kooku tamit da koy jur. waaye tamit inflammation des muqueuses maanaam butitu njurukaay gi am na ci partie boo xam da ngay gis muy mel ni rek dañ la fay lakk toujours muy metti lool loolu boo mësee avorté da koy jur moo waral ca Canada ñu mujj def rapport waaw bañ defee seen enquête yëpp ñu ni daal rapport final bi ñu mujj def état canadien mu ni neexu ba neexu waaye avortement médicalisé dafa yàq santé jigéen fii ci Canada waaw santé jigéen moom da koo yàq waaw léegi dem nañ tam am na tamit étude ci Finlande boo xam wane na ni ñii gaañu ñiy faatu ci avortement ñoo ëpp ñetti yoon que ñiy faatu ca accouchement normal maanaam faatu ci avortement risque bi gën naa kowe ñetti yoon que faatu ci accouchement normal kon képp koo xam ni dem nga ba nga xam ni sax yow ki nga xam ni yaa ngi ko ëmb vraiment bëggoo ko li gën mooy kon nga bàyyi mu accoucher normal ndax sa bakkan sax xaj na ci waxuma la bakkan bi ngay éliminer waaye ndeke sa bakkan sax xaj na ci waaye 63 études médecine wane nañ ni que foog ñuy wax dëgg gi ñi nga xam ni ñoo war a avorter ni problème yi yëpp war na leen cee fekk. David Reardon Journal of Contemporary Health moom bokk na ci ñi koy gën a xeex ni dañu war a wax jigéen ñi musiba yi leen nar a fekk ci avortement yëpp balaa ñu leen avorter parce que musiba yi jéggi na dayo te dañ leen ko doon nëbb da ngay ñëw rek ñu avorter la ba après nag nga koy xam. ba pare li ci yéeme mooy études yi aussi wane na ni 64% jigéen ñi nga xam ni tey ñoom lañ avorter waaw jigéen yi avorter def avortement médicalisé 64% ni nañu bañ koy def ni na seen entourage seeni kilifa wala seen entourage rek ñoo leen naan par force wala góor giñ ko seqaloon ñoo leen naan par force da ngay avorter loolu moo leen yóbbu ci avorter kon ndeke li ci ëpp ci ñiy avorter du seen coobare bopp waaye seen entourage ñoo leen ci yóbbu te fekk fii am na loi boo xam ni incitation à l'avortement kooku dañ lay condamné waaw kooku moo tax it nit ñi duñ ko sañ waaye bis bu ñu ko daganaloon li nga xam ni mooy avortement tey incitation à l'avortement dootul doon délit kon au contraire da ngay gis nit ñi gën a am sañ-sañ ci di pousse jigéen ñi naan leen par force da ngay avorter ndax boobu fekk nañu daganal ko loolu kon dëppoowul sax ak di naan da ngay xeex ak yelleefu jigéen ñi ndax loo xam boo ko xasee ba légaliser day gën a tax nit ñi mën di leen def pression par force da ngay dindi biir bi moom bëgguma ko da nga koy dindi ko loolu kon day gën a yokk ndax nee nañ li ci ëpp ci ñuy avorter foofu te àddina bi ba ñuy avorter ji dañ leen a forcer seen entourage leen forcer kon nag loi bu taxawee ni dañ ko fiy tere bu ko defee entourage du leen mën a forcer sax ci yooyu donc moo tax it ñoom ñuy sentiru benn culpabilité waaw di wane ni vraiment man def naa crime def naa lu bon ak yooyu di ko xalaat toujours parce que day fekk dañ leen ci forcer di ci ëpp ci ñoom ba ni nañu sax am na ci ñoo xam dañuy dem ba di jéem a xaru ndax avortement loolu tamit am na ci ñi nga xam ni avorté nañu loo xam ni da leen koy faral di jural dem ba di jéem a xaru donc loolu yëpp tey mooy li nga xam ni mooy nekk ci mbirum avortement. kon tey bu ñuy ñëw ci li nga xam ni mooy Sénégal tey bu ñu tabee ba dégg ay kuréel di jóg wala benn kuréelu jigéen di jóg surtout ñu ci gën a ràññeeku mooy waa AJS association des juristes sénégalaises di xeexal li nga xam dañoo bëgg ñu daganal avortement jàpp naa ni war nañu gëstuwaat bu baax
parce que mbir balaa nga ko xeexal da ngay seet ña ko légaliser woon lan la leen jural ña ko adopté lan la leen jural bu ñu nee tey kon lu mat bu avortement médicalisé avortement buñ ko xësee ba daganal ñi koy pratiquer gis nañ ni lu mat fukki feebar dina ko jural ñi nga xam ni ñoo mës a avorté ay cancer du sein, cancer de l'utérus ak yu bëree bëri dina ko jural ki nga xam ni jigéen bi nga xam moom lañu avorté. ba tax na comme niñ ko waxee woon 83% ci ñi nga xam jigéen ñi nga xam ni avorté nañ leen te dëkk yañ ko daganal tey regretté nañu ndax lu tax ñu avorté leen ndax complication yu mag yi nga xam ni moom la jur. waaye 64% ne nañ ba ñu daganale avortement rek 64% ci ñi ñuy dem di leen avorté bañ leen enquêté dañuy gis ni seen entourage ñoo leen forcé ni leen demal avorté par force ndax léegi dagan na lii da nga koy dindi ëmb bi day dañ. loolu kon tamit war nañ xam ne àndul ak di sàmm ak yelleefu jigéen bu dee loolu moo la tax a jóg te man xam naa ni sax ñoom looloo leen tax a jóg ndax ñu ngi défendre jigéen ci wàllu yu bari ci koñ yi ci gox-goxaan yi di fa taxaw jigéen ci yu bari yoo xam ne ñu ngi ko ci bundu xataal bu demee seeti leen ñu jéem ko ci couvrir jàppale ko loolu ñépp a ko soxla sax ndax tey da ngay gis koo xam ne effectivement ñu ngi koy sàkku ci biir kër mën naa am ki koy sàkku sax kilifa la ci moom wala jegeñaaleem ñemew ko wax waaye tey ñu mel ni AGS buñ tasee dina mën a dem ca ñoom ca gox bañ ne wax leen ko bu ko defee ñu mën a ñëw dakkal loolu wala ñu attaqué kooku ndax loolu ñu dakkal ko ndax loolu kenn mënu cee ànd te dañ leen ci jàppale bu baax a baax. donc ak yeneen yoo xam ne sax bu ñu sañoon tey ñu xeexal ñu ko parce que ñëpp lañ ko xeexal xam nga tey yor soxna ba mu neex la nga sànni ko fële wut sa soxna bu ndaw abandonné leen doo leen jox añ doo leen jox reer tey boo demee ci tribunal bi lu lay wax jox leen pension ay 10 000 ak ay 20 000 nga leen di sànni loolu la loi bi wax alors que loolu war naa weesu loolu ndax la nga leen di sànni duñ ci mën a lekk loolu yëpp am ñu taxaw di ko xeex pour mu dakk ndax loolu lislaam nangu ko aada nangu ko te ngorit nangu ko donc dañ ci war a xeex waaye li nga xam ne mooy avortement nii seen discours ñoom dañu war a mettre l'accent ci li nga xam ni ki nga xam ni mooy def ñaawteef bi waaw ñi nga xam ñoo def la ñaawteef bi ñoom dañu war a plaider parce que gis nga kooku nga xam ne nañu kilifa la moo xam lan la ci ndaw si waaye dem na violé ko fekkee moom bu dee ci charia koo xam ni mës nga am soxna boo mësee am soxna waxuma la nga violé waaye sax nga seq rapport rek ak koo xam ne même bu dee elle est consentante charia dafa ni nañ la rey kon kooku nga xam ne violé na kon dañ ko war a rey peine de mort dafa war a ñëw peine de mort bi nga xam tubaab yi bëggu na ñu koy tudd tubaab yi bëgguñu kenn ku ko tuddati ci àddina bi te képp koo xam bépp lobby boo xam ne ñu ngi lay jàppale doo ko ñemee tudd mukk parce que boo ko tuddee dootuñu la financer dootuñu la subventionner peine de mort boobu dañoo bëgg dégg ñoom ñuy wax pour mu dellu si parce que buñ ci reyee benn ñaar ba ñett li ko oustaz Alioune Sall di waxee nee na dammel ba fal woon ca Kajoor ñu ne ko fii de sikk bi mooy dañuy reyee rek moom daal rey mën a gaaw ci rey mu ne leen baax na waaye ka njëkk a rey ba mu ko jëlee ka ñu rey boole ko ko rey ñu defar mu ni boole leen ñoom ñaan ñëpp benn perkaal ñu bokk leen benn kàmb suul leen muy dund di yuuxu ñu koy suul dinañ bis boobu la rey dakk ca Kajoor ba dammel boobu di folleeku donc dina am lu bëree bëri même bu dindiwul yëpp dina am lu bëri lu mu wàññi donc tey dañu bëgg war a mettre l'accent ci sanction bi nga xam ne moom la ñuy teg kii di def ñaawteef waaye bu fekk ñu ngi koy woyofal wala di ko cof wala duñ ci wax bu boobaa it affaire bi day continuer ndax coupable yi moom dañuy continuer nekk en liberté jigéen ñi nag ñaan leen léegi yéen risqué leen seen bi dee leen avorté nga xam dee mën na leen ci fekk seen santé ngeen jaare fa dootu leen mën a am doom ba abadan mën na leen ci fekk ak yeneen ñoom waruñu leen porté loo risque boobu waaye dañu war a song ñi nga xam ñooy les principaux coupables bu loolu weesoo tey ñi nga xam ni mooy ki nga xam ni moom la ñu violé tey
mu am ci doom joo xam ni liñ naan enfant indésirable kooku tey am na yeneen solution yoo xam ni loi maye na ko ca bitim réew te loi yi mën nañ leen fi adopté mooy accouchement sous-X accouchement sous-X loi la boo demee ca France am na nga xam ni bu la neexee nga ñëw ca hôpital ba ni leen damay accoucher si waaye bugguma ko bind sama tur waaw kenn du ma enregistré kenn du bind sama tur te xale bi bu juddoo fii laa koy bàyyi dem sama yoon dama leen koy bàyyi loolu dina éviter nit ki di rey bakkan jur rey mbaa ngay avorter da ba pare yow sa bakkan xacci dégg nga léegi tamit bu ko defee accouchement sous-X yooyu ka xale yañ fa bàyyi tey ñaata couple ñooy dund te amuñu doom ñun ñëpp ku ci ne am nga ñu la jege lool ay soxna yoo xam ni doom moo leen gën a lu ñu am moom la ñuy gént waaye mënuñu ko am yàlla nattoon na leen ko kooku tey mën nañ jël ñu mel noonu ñu recenser leen boobaa ñooñu ko leen boo leen joxee doom dinañ ko toppatoo boo xam ne ndeyam ak baayam sax naruñu koon toppatoo bu mel noonu ndax duñ ko gëmee wala nga yóbbu ko ci pouponnière yi li ñuy wax orphelinat yi ñooñu ba ñuy ubbi wuñu woon rek pour toog di xool dañu ubbi woon pour yu mel nii ñi nga xam ne ñu ngi nekk en détresse jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nekk en détresse mënuñoo yor li nga xam ne moom la ñu seen doom ñu yóbbu ko fa ñoom ñu yoral leen ko koo xam ne pouponnière chrétien yi dem nga ba doyu la am na pouponnière musulman yoo xam ñu ngi fii lu mel ni la rescousse bu soxna Aïcha Diagne ak yeneen yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko ubbi fee ci Sébikotane ñoom Ibrahima Niang ak ñoo ñëpp mooy APIJ ñooñu ñëpp ay kii lañ yoo xam ne tey la nga xam ni moom la état bi nar a financé bu ñu légaliser avortement mu war di subventionné ay 20 milliards ak ay 30 milliards yaakaar naa ni 5 milliards yi rek wala 10 milliards yi tey bu ko joxoon pouponnière yi ñu def numéro vert di ko publicité ni képp koo xam ne yaa ngi ëmb te ëmb bi nga ëmb gënalu la neexu la boo wasinal ci jàmm nga indil ñu ko ñu téye ko bul rey bul avorter bul jur sànni indil ñu ko dinañ la koy cëréel ci jàmm ak salaam te maa ngi fàttali nii gis nga pouponnière yooyu am na jigéen boo xam bu mag kilifa bu mag a mag ci Sénégal néew na sax ku yegg ci kilifteef fa mu yegg ci ña fa yegg bëriwul waaye kooka tey enfant indésiré la woon yaayam ba mu koy jur bëggu ko yaayam li mu def mooy yóbbu ko ca pouponnière jamono jooj bu avortement médicalisé daganoon boobaa day dem avorté ko daal di ko rey mu jeex waaye dafa bàyyi mu judd mu yóbbu ko ci pouponnière waaye kooku tey mujj na dem ba kenn gënu ko tekki ci Sénégal muy dog boomu ngàcca yi di fi xettali nit ñi baax lool ci société bi kon mooy waral ni ki nga xam ne yaa ngi koy tudde l'enfant de la honte jàpp ni warul judd dañ ko war a rey kooku mën na juddu régler problème yu bëree bëri ba ca Céline Dion woykat boobu nga xam ni nee nañ mooy woykat presque bi gën a riche ci monde bi ci ñi gën a riche ci jigéen ñi te mba am ay 1 milliard de dollars am succès bu dul jeex kooku ni na yaayam da ko naroon a avorté waaw ndax yaayam dafa ne woon moom doom bu góor la bëgg dina daal di jur ba am lu ëpp fukki doom lépp di jigéen ba mu yegee ni Céline Dion a ngi ñëw mu dem ñu xool ko ni ko kii jigéen la mu bëgg ko avorté labbe ba ni ko loolu moom diine gi mayew ko ci la ko garde ba mu ko garde tey li muy yor li muy dogg ci biir boobu gàcce ci àddina bi moom mu koy sagoo loolu kenn xamul mu toll donc xale boobu ñuy avorté jàpp ni dañ ko war a avorté parce que bu juddoo gàcce la bu juddoo lii la bu juddoo laa la déedéet kooku mën na dem ba di dog boobu gàcce yi te bëri na fi de bëri na fi jigéen ñoo xam ne ba ñuy ñëw nañ ñëwee du ci yoon waaye tamit terewul moom deful benn faute xale boobu moo waral tamit suñu borom xam ci loolu ba am na ci ñoo xam ne tey ñu ngi tekki bu baax ci dëkk bi occupé fi sax ay fonction ministre loolu am na fi ci ñoo xam ne tey jii ci anam yooyu lañ ñëwee donc ça veut pas dire que ni dañ leen war a exclure donc war nañu tamit def li nga xam ni mooy encadrer jigéen boobu bu yëgee ni loolu dal na ko te li nga xam mooy orphelinat yi wala pouponnière yi subventionné leen ñu mën ko encadrer ko ba nga xam ni dina mën a ba de détresse am femme en détresse yi ñu leen di encadrer bu ñu leen encadrer rek defe naa jur sànni bi ak avortement beeg yooyu yëpp dina tendance dina wàññeeku bu baax a baax mooy avortement clandestin yi
donc loolu aussi ci solution yi la. ñu moytu tamit bëri na plaidoyer yoo xam ne ñu ngi koy jël di ko plaider fii fekk booba ay lobby ay ONG yu ne ca bitim réew ñoom ñooy teg financement yu bëri ci kaw table bi. bu ñu tegee financement yu bëri ci kaw table bi pour nga plaider loolu boo ko plaider la it ñu dig la ci avantage yu bëri ci mën na nekk ci seen lobby yu ay mën nañ deni ay avantage financier ak yu bëree bëri ay promotion professionnelle ak lu ne ñu dig la ko te boobaa it di plaider loo xam ni wóor na ni ay musiba la jural ña ko njëkk a légaliser ba ñu ngi seet ñoom nu ñu dëppe pour génn ci loolu tey ngay plaider pour sa askan jëm ci bu dee xam nga yow lan dëgg lan mooy conséquences yi nit nag mën nag plaider loo xam ni xamul lan mooy conséquences yi waaye boo xasee ba xam conséquences yi bon yi nga xam ni moom lay jur nit waratul am droit bañ sa askan bu toll ni di continuer di plaider loolu ak di ko jàppale ndax lan intérêt crypto personnel ak yu visée personnel loolu nit war na ko moytu ndax tey dafa am ñoo xam ni tey dañuy wër ñu mel noonu bu ñu gisee koo xam ni rek ONG wala organisme wala association bu bien installé partout à travers le Sénégal da ngay gis ci saa si ñu ñëw tatafu ko waaw daal di ko commencé wala mouvement ñu ñëw tatafu la commencé nag di la financer di la invité bitim réew lu ne ñu defal la ko bu ko defee tamit bëgg la porteloo ay combat yoo xam ni ay daganal góor jigéen ak yu kenn xamul yoo xam ne yow taxu la woon a jóg boo toppee nag li nga xam ni mooy subvention yooyu ba tax nga pare porter yenn combat yi loolu dina yàq lu bëree bëri ci sa programme ak sa liggéey ak njëriñ ak taxawaay bi nga waroon am ci askan wi ndax da lay discréditer ci kanamu askan wi bu ko defee mu am crise de confiance sa diggante ak askan wi ndax bëri na tamit ñu leen fi juuti woon yëkkati woon liggéey yu mel ni waaye loolu doo nga leen échec loo parce que dafa am crise de confiance seen diggante ak askan wi ba wóolootuñ leen bu ñuy lim seen noonu sax ñoom la ñuy njëkk a lim parce que dañuy ànd ak loo xam ni nit lu ñu la indil rek jëlal yàlla muy sa torche jëlal yàlla ak ay santaane muy sa torche bu dëppoo ak moom nga jël bu dëppoowul ak moom nga sànni ko te xam ni da lay jural loraange àddina ak alaaxira jural loraange askan wi it àddina ak alaaxira loolu moo waral tey booy yëf yi njëkkee jóg famille yi diine yëpp jóg taxaw ni loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg rawatina déclaration bi famille omarienne defoon taxaw ni président loolu moom bu yeboo nga teg ko ci suuf am na ñuy rumandaat bëgg a forcer loi sur avortement waaye loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg waaye bokk tamit ay association yu bëri comme ay Jamra ay comité de défense valeur morale ak yooyu yëpp daal di taxaw te it bi yoon it xam nañ ànd sàmm jikko yi ak 48 association bi ñooñu ñëpp tamit dinañ continuer taxaw ci li nga xam ni mooy li lobby yi bëgg a dicter imposer ko fii ci Sénégal pour ñu daganal ko fi te du dara lu gis ko tey ba ñu nee Amérique non boo kooku pour ku loru rek la ki nga xam dañ ko violé maanaam parent moo ko violé wala le prochain moo ko violé yu mel noonu moom moo war a avorter ak yooyu wala xale bu ndaw bu ñu sàkku bañ demee ba daganal ko foofu ci Amérique li ñu defaat mooy dugalaat beneen parce que booba boo ñëwee bëgg avorter day am assistante sociale bu lay laaj ne la lu tax ba mu dëppoo ak li nga xam moom la loi wax ñu enquête ci ba mu leer ñu soog laa avorter waaye bañ demee ba mu wóor leen nag gagné nañu loi ba pare dañoo dugalaat beneen loi ni nag taxaw sax nag di laaj nit ki jigéen bi lu tax nga bëgg a avorter loolu droit nanguwu ko parce que yaa ngi violer vie privée kon dañuy defaat loi boo xam ni day tëbal loolu ku bëgg a avorter daal boo ñëwee ñu avorter la waaye taxaw naan ko lu tax nga bëgg a avorter koo seexal ak yooyu nee nañu loolu da ngay violer vie privée ñu daal di voté waat loi dindi loolu nga xam ni moo doon di laaj sax nit ki lu tax nga bëgg a avorter donc ñoom seen système noonu la maanaam li ñuy dew li may wax toujours rek ñoom buñ la nivaquine gis nga xale yi nañ leen daan naxee buñ bañee jël nivaquine dañ koy def ci ñooxit bu ko defee ñooxitu mburu jox leen ko bu ko defee day tax ñu nanga ko fekk ba léegi nivaquine la waaye bu ñu gisee ni lii buñ ko jàllalee ci anam bii du jàll dañ naan kon nañ ko gën a woyofal présenté ko ci noo xam moo gën a daw yaram gën a mën a tax nit di askan wi ànd ci bu ko defee bu loolu duggee nag après nag
ñu tegaat loi boo xam ne nag ku mu neex dem avorter amul dañ ko sàkkuwuñ ko boo xësee ba daganal lii moom la ca des day yomb daganal ndax liñ naan la la gën a yomb lalli te dëkk yi nga xam ñu ngi ciy loru yëpp ba ñu xësee ba voté loi bi tey bëgg nañu te dellu ginnaaw bu baax a baax waaye mënatuñ ko ndax loi moom boo xësee ba voté ko moo gën a yomb daal di ak di ko dindiwaat ku weddi laaj peine de mort bi nga xam ne voté nañ ko tey te ñëpp bëgg nañ tey dindi nañ fi peine de mort waaye ñëpp bëgg nañ tey mu dellu si waaye sunu gars yi ñemewuñ koo laal kon nag loolu tamit mooy combat bi nga xam ne ñëpp war nañ jóg ñu xam nit moom na am information rek xam lii ak musiba yi ci ne bu nit askan wi yëpp amee information bi boo ko defee taxawaay bi dina doon benn ba ku ci ñëw dinañ xam lu ñu lay tontu ak lu ñu lay expliquer ñi nga xam ni aussi ñàkk xam moo tax ñuy plaider lii ak ñàkk xam conséquences yi nga xam ni moom ak li nëbbu ci suuf waaw mooy mbirum lobby yi ak mbirum intérêt yi loolu tamit ñooñu tamit ñu am mbat bu toll ni ñu dëpp ci li nga xam ni ñu ngi koy plaider te fekk booba musiba rek la leen jural di ko jural seen askan te ñoom bu dee jàmm rek lañ yéene seen askan du ci xoy di ci gontu bu yeboo ñu wéy ci loolu te bañ a dugg ci loo xam ni day plaider loo xam ni musiba rek lay jur du jur benn njëriñ àddina ak alaxira